BICIC, Banque Sahélo-Saharienne pour l'industrie et le commerce, Blackpo, boisson énergétique, EMA, école des métiers de l'automobile, l'écran, mais bi xew ci jamono ñoo leen di may seen émission L'œil du tigre. Première émission de lutte sénégalaise. BICIC, Banque Sahélo-Saharienne pour l'industrie et le commerce, Blackpo, boisson énergétique, EMA, école des métiers de l'automobile, l'écran, mais bi xew ci jamono ñoo leen di may seen émission L'œil du tigre. Première émission de lutte sénégalaise. Narola du jaber mbari gol tamma jobela mbari faya masidu cham magamu faya masidu cham mangi ñew del mbari faya ma kon mbokku téléspectateur ya man jaga cham dogo ma chapel Marik Fayama Marik Fayama Marik Fayama Mazamba Narola du jaber Mbari gol tamma jobela Mbari Fayama Sidu Cham Magamu Fayama Sidu Cham mangi ñew del Mbari Fayama kon mbokku téléspectateur ya man jaga cham dogo ma chapel une bonne année. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi xanaa sant yàlla bu baax julli ci yonent bi di dellu siwaat kàddu yooyu ñu dellu siwaat ci muy kàdduy am kóllëre kàdduy yoo xam ne dootuñu ko déggati muy Duudu yaaykat yi nekkoon sunu mag nekkoon sunu xarit nekkoon kenn ci ñun kooku mu woyit kóllëre dox seen digganteem ak Alioune Petit Mbaye mbokk yi noonu nu ubbee yaakaar naa ni mooy li xew tey muy Duudu Seck Duudu mi juddoo Grand Dakar di sëtu Maam Rabi kati di yaayam mu nekkoon xale boo xamante ni yàlla xiir ko ci way mu bëgg ko te it man ko lool nag tey jii moo génn àdduna waaye fu nu gën a ràññee Duudu mooy ci làmb waaye ci jaar-jaaram jot naa lëngoo ak magi ndaanaan yi nga xamante ni moo ñoo fi nekkoon
ndaxte bu nu nee Malick Fayama xel dina dem ci Jabu Seck Duudu accompagné na ko ci làmb ji bu nu nee Xaar Mbay ma jaaga Duudu accompagné na ko ci làmb ji bu nu nee Badara Mbay Kaba ba muy def répétition ca Rue 6 Duudu bokk na ci xale yi nga xamante ni ña nga fa woon te ñu mën a xam tamit digganteem ak Njaga Mbay ca Mbëggeel digganteem ak Mangone Njaay digganteem Pape Diosi Diop digganteem Njaay Sàmba Mbub ak Abdoulaye Mbub Duudu yaay kat yi bu nee kasak suñu xel dem ci moom bu nee kasak xel dem ci Njaay Loo Mbay waaye xel day dem ci Duudu ndaxte bokk na ci ñi ko ci tette mbokk yi tey kooku mooy li nga xamante ni mooy tiis bi dal ci sport ci làmb bu ñuy dugg ci l'Oeil du Tigre noonu lañ ciy duggee mu doon nag tiis bu metti waaye àdduna ngi noonu yàlla moom mooy dogal sunu borom li mu bëgg loolu mooy liy am kon dañ ñaan sunu borom yàlla na ko sunu borom xare àjjana ñuy nuy ñëpp di ñaanal ñëpp dellu siwaat ci l'Oeil du Tigre yaakaar naa ni nuyoo ba foofu lay tàmbalee Moustapha gannaaw bu ma la nuyoo Duudu yaaykat yi dem na dina am vide bu mu fi bàyyi yow Fass nga dëkk yaakaar naa ne boo fekkewul it am na lu la wax ci Duudu ak Fass. macha allah jërëjëf Hadj Bekaay maa ngi lay delloo nuyoo di nuyu assistance bi di wax du yaaykat yi na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana. amiin du yaay Seck nag dama màgg ci kanamam. mu doonoon li ma gën a frappé ci du yaay Seck mooy mbëggeel gu mu bëggoon Mbaye Tigre. Mbaye Tigre satanique la ko daan wax. non doon sonn ci Mbaye Tigre de Fass. bu ñu musaan Mbaye musaan bëri am defet du Seck coono yi ma ci daan daj daan xeex hôpital du Seck daan mujjee. mbaa ñu jël ko yóbbu police. dëgg la ñaari nit daal laa xamante ne wala ñetti nit yoo xamante ne marqué na ma ci carrière Mbaye Guèye mooy du yaaykat Seck. Ipo Ngari Njaga Jong ak Boy Lamb. ak Boy Lamb ñett ñooñu trio la boo xamante ne ni ñu meloon ci Mbaye Guèye gëjoon naa gis ku mel noonu ci Mbaye Guèye mu daan woy mbappat ñun ñu tuddoon groupe Soadip. ñun bu ñu nekkee xale groupe la ñoon boo xamante ne ñoo daan jël chaise yi. ranger la mbappat mi bu tasee tamit ñoo ko jëlaat ranger la ko dencaat ko. bu daan woy dañ daan toog ci suufu ndënd yi ñun ñëpp ñu groupe Soadip. su paree la muy liggéey lijjante ca woyaag yëpp daf ñu jox suñu part ana groupe Soadip ñu ne mu ngi nii kuy président bi ñu ne diw mu jël participation jox ñu tous les soirs. donc du Seck ba pare nag en plus. day woy ba mu neex ko mu teg micro ñëw dëkk bëre man fekk naa mu dëkk Sadio Camara Fass nii sama kanam. ba Fass. ñoom papa gi di leen daan dëkk. waaw dama attitude bi ma amoon rek habitude de guerrier. waaw munoon nag bëre bëggoon bëre. bëgg ko mën doon bëre ñoom ay bëre yu métti. leen amoon doole it booba. amoon doole ci yooyu jamono. wax dëgg yàlla nag li ñu mën a wax ci du Seck bari na mu ñuy accompagner di accompagner ba ñu dugg ci biir làmb di bëree. ku lay woy Mbaye Guèye di woy Mbaye Guèye di woy Mbaye Guèye. ba mujj nga woy Moustapha Guèye ànd ak moom. kooku moom li ma wax def ci làmb def na ko ba pare nag ku nekk gis nañu du Seck nag munoo sax xam ban mbër la faral déedéet ñëpp lay woy ñëpp lay waxal lu baax. donc daal mënuñoo wax ci moom leen lu rek fa mu dem nañ koy yéex a fekk ñun nag ndax bëgg nañ toogaat fi ba ci kanam. di ko ñaanal mu doon bénéfice ci moom. na ko yàlla daal du kat yaay kat Seck na ko yàlla xare àjjana. yàlla na ko yàlla xare àjjana. yaakaar naa ni Alaaji Papa Dieng am nga loo jot a xam ci Doudou Seck ci wàllu woy ci wàllu làmb. ndaxte Doudou nan jàpp ni ci génération Pape Djibi Ba la bokk génération Thione Seck. Mor Dior Seck Daouda Mbaye Daouda Mbuub Badara Samb moom la Youssou Ndour di woy naan ba du dem na Aline Badara dem na. ñooñu ñoo bokkoon génération ñoo ci bari sax ci ñoom duudoo leen mag waaye woyandoo nañu yaakaar naa ne kooku am yow mi yàgg dem ci làmb war ngaa xam kan mooy Doudou Seck. Doudou Bekaay fi may commencé rek mooy concours bu mag bi mu gagné woon Arigoni boobu xale bu ndaw la. ñu dugal ko ci train bi mu ànd ak ñoom du Ndiaye Rose ñu dem Mali. donc bi mu ñëwee yàlla xiit ko ci làmb mu nekk ndaanaan bu mag a mag ndaanaan boo xam ni du ma ni kenn du ko remplacer mais du yomb. ndax amul kuñ du remplacer ci àddina. mu nekkoon nag koo xam ni tamit comme li Moustapha wax dafa bëggoon Mbaye Guèye. parce que souvent daf daan ñëw suñu kër di seet si Mbaye Guèye parce que Mbaye Guèye bu bëriwaan ba pare en général daf daan ñëw suñu kër. donc daf fa daan kocc si. te bu ñëwee da daan bu fekkee Mbaye Guèye moo daan day wane bëggeel gu nekk digganteem ak Mbaye Guèye mais bu ñu daanee Mbaye Guèye day nekk beneen nit. waaw li ñuy wax tamit ni presque mbëri yëpp ku ci nekk séq na ak yow jàmm ba kenn xamul fu mu far. loolu dafa ne rek ndaanaan la ko neex mu woy
ba pare nag am particulièrement koo xam ne nag daf koy woy souvent muy Petit Mbay. Petit Mbay. day dem làmbu jàmbur sax di woy Petit Mbay. toujours loolu lay def. donc Doudou nit ku fidèle la nit ku baax la nit ku gentil la. yàlla dafa def mu génn àddina ci moment boo xam ne làmb ji mi ngi am ay problème kon dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àddina wane daal am na benn vide bu mag boo xam ne daf koy bàyyi ci làmb dina ko bàyyi ci làmb ji Doudou Seck mbokk yi kooku Alaaji Papa Niang tudd na muy Petit Mbay keroog bi mu déggee ni Doudou génn na àdduna ci saasi rek la yónnee teraanga pour ñu def ci li nga xam ne moo di dëj bi yàgg na te tey jii it woote na di masawu di jaale képp koo xam ne sénégalais nga képp ku bëgg làmb rawatina te it mi ngi ñaan ñu gën Doudou nekkatu fi waaye njabootam ngi fi ñu xool naka lañ leen di taxawoo kooku xol bu rafet la am ndax ñëpp xam na ni Doudou amee woon cofeel ci Petit Mbay Petit Mbay nekku fi ñi ko daan tudd ñi ko daan woy ñu bëri woyatuñ ko tuddatuñ ko waaye Doudou Seck mi ngi koy tudd mi ngi koy woy mbokk yi tey noonu la ñuy commencé dinañ ci ñëw léegi waaye danoo am ay gan Abdou Lahad Ndiaye ak Burxaan mooy manager école de lutte bu Boy Niang Abdou Lahad nag mënuma laa wax manager ban écurie la waaye daal naa wax kóllëre yi jéey mi nga xamante ne ni ñoom ñaar seen kóllëre yàgg na te Abdou Lahad bi ñu koy xamit muy ànd ak écurie Bàcc Seras foofu lañ ko xam waaye léegi yaakaar naa ni Abdou Lahad ñëpp na Abdou Lahad ginnaaw bu ma la nuyoo koo daan nekkal mu di Doudou Seck dem na ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum Alaaji Bekaay maa ngi lay nuyu di nuyu Alaaji Papa Dieng di nuyu le Tigre de Fass Moustapha Guèye waaye di nuyu Alaaji Burxaan Wade donc di rafetlu bu baax invitation bi waaye di nuyu nag waa Sénégal di nuyu monde entier di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Doudou yaay kat yi ku ne mën nga ko jaal sa bopp bi ngay wax ci moom léegi rek sama xol dafa tooy ndax damaa jaar ak moom fu bari. Doudou dama ko daan fekk fu nekk. daf ma daan woo Abdou Lahad ma ne amun ma maa ngi béréb sànq amul ndàmb ngi dox amul làmb doxul. li may wax sumay mbokk mun nañ ko seede ngénte li mujj am suma kër. suma doom ji Jibril. Doudou yaay kat yi fa la yendu di way ba ngoon jot ma. suma mbokk yëpp ne fa ànd ak moom image yaa ngi fi ku mel noonu comme li Moustapha wax xamu mbër bu mu faral. daf ma daan tëgg làmb ba pare ñu pare mu xat man dem na xamante nañ dem bu mu xëyee woo ko ñu war a daje fan war a daje. kooku nag bu fi jógee làmb perte dama daan wax ni ñett a ngi nii Doudou Seck ñoxo bàyyi. Ippo ngaar yi. ñooñu dañoo am cër bu ñu am ci làmb. Doudou nag dem na. yàlla na ko sunu borom xaare ci àjjana firdawsi. amiin waaye nga jàpp ni. waykat bi dem na ki daan yëngal làmb dem na. bu làmb dingatee ba dëgër ki nga xam ne bu daan wax àdduna yëpp koy déglu. te lim daan way amul kenn ku mu dul dugg sa yaram. képp ku yëg làmb rek kooku moo dem. yàlla na ko yàlla xaare àjjana. te yàlla dolli ñu sutura. amiin bàyyi na fi te ni rafetal. ndax li nga wax Aline Petit Mbay ngoro ko booleeg moom. ngor gisatu ko terewul mi ngi koy way. mu ngi koy tudd ba léegi nag la ñu xam ci nit ku baax. du ma nii dañuy wax ni géwél lu baax la xam. damay wax ne du question de géwél lu baax doomu aadama yëpp war a xam lu baax. waaw lu baax dara mënu ko gën a kawe. kon Doudou yàlla na ko yàlla yërëm. waaye di nuyu nag Kàbba Gay gi nga xam ne fa laa dëkk. di nuyu sëñ Abdou Lakram Mbàkke moom sëñ Abdou Lahad. waaye di nuyu Serigne Sidi Mbàkke sama wasila. maa ngi nuyu sama papa Alaaji Gassama jaabi xalifa général bu jidde Gassama. di nuyu bu baax sama jigéen Marie Dione. waaye nag da nga am koo xam ni day kenn ci man may kenn ak moom. yaa ko wax foo ma séen mi ngi sama ginnaaw bu jiitoo maa ngi ci ginnaawam su ma jiitoo mi ngi sama ginnaaw muy Modou Dieye Sène may ñaan yàlla guddal fanam may ko wér. amiin Dieye du question de làmb. c'est mon frère dañoo bokk lu ñu mënta séddoo. bu njabootam lu ñu soxla ci moom ci mën lañ jëm si. sama njaboot leen naqar ci man ci moom la ñu jëm. kooku nag yàlla na boole du moom du man. kóllëre la yàlla na yàlla wéral ko guddal fanam. amiin Abdou Lahad yaakaar naa ni kaddu yu rafet la. Burxaan mooy manager école de lutte bu Boy Niang di doomu Pikine moom tamit te xam Pikine Doudou Seck dëgg la Fass la faraloon waaye Pikine la dëkkoon dem na ba xamatoo sax ndax Fass la faraloon wala Pikine la faraloon Burxaan nuyu naa la. auzu bi kalimaati laay taamaati min sharri maa xalaq ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci Baay Laay ak Seydi ñu ngi nuyu personnelu TFM yëpp jiital ci nuyu bi Alaaji Bekaay Moustapha Guèye Pape Dieng ak Mbaye Fall suma xarit
di nuyu nag association des sages. Merci. di nuyu association des responsables école et écurie. di nuyu sama mbokk manager yi di nuyu mbëri anciens lutteurs yi di nuyu communicateurs yi. Alaaji Bécaye. waaw dañoo dugg foo xam ni. man munoon naa wax ne nit ñi mën nañ maa jaale. Duudu parce que Duudu sama seex la woon kenn ku nekk xamoon na complicité bi doxoon sama diggante man ak moom parce que 1969 70 laa xamanteeg Duudu muy woy ci ay jàng fii mi 71 ma incorporé. ñu xamante man ak moom. mu bëggoon affaire militaire. militaire yëpp nekk xaritam daanaka man mun naa wax ni man maa ko gën a intégré ci militaire yi. mu nekk sama xarit ñu daan ànd ci kër yaayam Kolobaan. ci cité bu ndaw boobu nekk ginnaaw Askia. waaw. yaay ji nekkoon ku mën a woy. kati. waaw koo xam ni. bu daan fóot. waaw buy fóot toujours moom ma ngay woy. dëgg la. Duudu nekkul sama xarit vraiment bi may mujj a dem këram dafa tombeek otoom ak oto bu ñoom kolifay mu am choc mu am ci ay contusion gaañu waaw ma dem jël ko yóbbu ko hôpital bu Grand Yoff toppatoo yëpp rajo yàgtu yóbbu ko këram aussi ñu nekk fa ma demaat seeti ko ay yooni yoon mujj gi chaque fois daf may téléphoné Duudu nekkoon sama xarit wax dëgg yàlla may ñaan yàlla nag yàlla àtte ko ci yërmandeem amiin te it muy nekk nit ku ñeme njaboot Duudu waa këram xamuñu mbedd lépp loo xam ne waa këram soxla nañ ko suy ñëw da koy indaale ku ñëw këram da ngay xam ni ñi manqué wuñu dara tey lu mu am këram la ko yóbbu waaw lu mu am këram la ko yóbbu te it lépp loo xam ne war na ci biir kër soo duggee ci biir kër en longueur de journée lool ma nga fa mu nga ci biir kër ma nga fa ci làmb ci côté làmb dama fekkee waaw dama fekkee su àndeek waa Fass bu ñu daanee waa Fass ku leen daan mu daan waaw ba pare delluwaat di woy waa Fass Alsaan Jaxate Njuga Ja Pape Gueye waaw Sadio Camara ñoom ñëpp sama kër lañ daan ñëw dëgg la suñ ñëwee Pikine suñ ñëwee dinañ naan ataaya naan meew bu ñu demee làmb ja tous ma ànd ak waa Pikine tous ñu bëre bu ñu paree gungewaat leen ñu dem ci day loolu moo xewoon du sekk it nekk koo xam ne dama ne ni mu mën a woyee noonu la mën a bëree noonu la mën a bëree ndax mun naa la wax tey jii Tëngéej li commencé ñangal ak yooyu côté yooyu ñoom Pape Seck ak ñooñu nga xam ne ay ndaanaan lañu woon ci bëri ku ci nekk du sekk daan na la daan Bourkhane jërëjëf dinañu ci dellu siwaat Doudou Yaye Katy ñu koy jaale ministre Mbagnick Ndiaye ndax dafa def geste bu am solo ci bi Doudou Seck di dund daf ko defal seede ba man album bi man ak du Diagne Diecko président des amateurs ñoo ko dox ba Mbagnick defal ko Koundoul mi nga xam ne moo nekk directeur de la culture bu ma juumul directeur des arts moo produire mbir mi Papis général moo ko defal Papis Konaté moo ko defal fii ci studio bi loolu itam kon Mbagnick ministre loolu nga defoon lu rafet la parce que xaaruloo ba wu dee bi muy dund la ni il faut Doudou Seck ak li muy woy ci làmb nañ leen ko defal dara bu ñu ko defee li Doudou Seck après ñu koy defar par kenn ci artiste yàlla dogal nag place ba moom moomu ko day toog bu beneen yoonee keneen ñëw waaye la fa Mbagnick Ndiaye def ci wàllu culture jàppale artistes yi ak ñi ne ci làmb bariwul ñu ko fa def wala est-ce que am na kon Mbagnick ñu ngi lay jaale bu baax waaye Doudou Seck am na waxtaan bu mu waxtaan ci digganteem ak Fass ñu déglu ko maaw ay relation ak Mbaye Gueye dégg naa Mbaye Gueye bu Fass sa waay la woon. Mbaye Gueye ba tey suma waay la c'est mon père c'est mon ami yaa Satu Njaay mooy yaayam ko bëggoon la barki Mouhamed mu tedd mi daal ko yàlla xar àjjana te yéexañu door ma tëdd sulleey dégg naa bu daan bëri da nga daan ànd ak moom boo xamee ne cóol na rek nga yàq affaire yi. loolu kañ bi wax nañ la ko loolu am moom xam na ko Fass fu ñu leen jekkoo woon ba tas làmb ja ñoom ñu dem bàyyi maag waa GMI boobu stade Iba Mar mi ngi tudd stade fédéral
tribune bi bant la woon ak stade Iba ak kii stadium bi yëpp bant la woon. Tafa Gueye waaw di rakku Mbaye Gueye. waaw nee na ñaa ko jàngal làmb. Tafa suma xarit la suma rakk la Seydi Jamil la tudd daan naa bëri may téyel sama cubikaay yi wala ñu ànd mbappat bu ñu leen daanee ma daan ci leen daan def naa ko tëngeej mbappatu Papa Kan man Tafa Ndiouga Dia Alsaan Jaxate des na keneen ñu ay set la ñu woon ma leen di woyal waaye ku leen daan ma daan ko keroog daan naa fa kullu ko ñoon bu yéen idi sekk bu ñagal daan fa formaan bu tëngee jokkul daan fa ku naan Pape Seck njool mi bu Bargny ci jour boobu sax police li ñu fanaan dañoo ramasse bi laa mi tase ñu jóge buntu kër Mbaye Sakh Diop la woon laa mi tas amuñu oto ñuy dox pour dem garage ñu ramasse ñu yóbbu ñu police bu police baa ngi ci wetu maire bi moo jàkkaarloog jardin public bi fi ñu def police municipale boobu foofu la police bi ne. kon yow sa temps làmb neexoon na taaw ñoom Mbaye Dieye Robert làmb neexoon na tey ji lu yàggul rek dégg nañ nga ne làmb léegi neexatul parce que ay taasu nga fay gis ak ay taatu lawbe. non li ma gën a mel ci làmb sax du loolu playback loolu lu mu ci làmb ay taasoog ay lëmbal yoonu nekkul ci yoonu làmb tëgg laa gooy rek ak bakku waaw. làmb tey jii noo ko gisee noo ko jàngatee tey làmb yàqu na wala yàquwul ci yow. làmb yàquwul pour man c'est-à-dire ñiy tëgg làmb genn wàll gee xamul làmb. ci naka. waaw li tax xamuñu làmb du ma tëgg làmb ba pare di perdre sama temps ku ay playback ak ay ça dépend daal di raxlu ci bokkul làmb wooy dong la ak bëri falaay ak bàkku. Nous vous souhaitons une bonne année. mu ne làmb tëgg la ak way ak bàkkook bëri wax na dëgg loolu mooy làmb ndax ci loolu la xam damay fàttaliku bi mu nekkee xale moo ma mag nag benn jour daf maa fekk fa may jànge métier guddi mu ne ma nan dem ci mbappatu booy bambara ñu dem muy woy ma toog ci wet gi bu woyee du ko mayee mu jox ma bu gaa yi aw mu ne ma fiis ñaata mu dugg ko bu dee 2000 ma ne ko 1000 mu ne ma 1000 ak li fi jaar yëpp génn moo teema rey la yow bën génn fii ma ne ko duudu lii moo fi buñ ko mayaatee may ko ba mu xaw a bari mu ne ma léegi boppu ñaata bopp xanaa mat nag 10 000 ma ne ko non ay 8 000 yooyu la mais noonu sama mag la woon sama xarit la woon dañ doon ànd mais moo ma mag sama mag la maaseer mais noonu la mel ma jaale nag waa Grand Dakar yëpp Grand Dakar ñëpp la ñu jaale maa ngi jaale waa kër Tàkko Njaay waaw ñoom Yoro Mbow maa ngi jaale waa kër Kodou Diop Pape Diop ñoom Aliou Guissé ah ñooñu la daan ànd loolu mooy orchestre bi mu njëkk a créé Aliou Guissé moo doon tëgg Pape Seck ah Pape Diop Dembo Alaaji Sow mooy aw loolu mooy groupe bi mu takkasak rek moo leen taxoon di jóg xaleb Grand Dakar la woon waaye li ëpp ci dundam nan jàpp ne cat moo ko jàpp dundam yëpp cat la doxee waaye am na leneen loo xam ne digganteem la ak Thione Seck ñu déglu ko ñu dellu si waat léegi ci L'Oeil du Tigre. maa ngi fàttaliku mës nañoo xeex bu rëy maa ngi moom ci arène Maxari Thiam xam nga bu njëkk ba grand combat yëpp arène Maxari Thiam lañ ko doon bëree pas ci stade moo nekkoon Fass te ñu koy wax léegi xaw ma lambi tukulóor xaw ma lambi joolaa daal yooyu ndeysaan du diyaakat yi suñu papa Ablaye Socé bi nekkoon ensemble instrumental moo doon defe naa le dirigeant morceau buy dugg ci moom moo koy tàmbali mu bëgguñu nag ñu ñaar parce que ni nekkoon ay booy boobu temps ensemble bi moo xew nag ci Sénégal ku leen julul perte nga grande nuit Jeanne d'Arc ñu woy ba pare saa bu ensemble bi ndeysaan joué ba nekk pause
suñu papa Ablaye Socé ba daf ñuy may ñu woy yaayoo ngay rombe jumbe boobu la ñu mënoon a woy maa ngi moom ndax xel yi eggul woon ci composé buñ ko woyee nag dañuy may xaalis noo dul yaay kat yi jël xaalis ba ñu may yëpp mayewaat ko man awma sax paas bu ma yóbbu ma ñibbi jour boobu ndeysaan daal ba kaaru ensemble kaaru ba soxaanoo bi moo doon déposé wala ay artistes non ba sànni ma Pikine la semaine bi ki topp moom spectacle arène Maxari Thiam ne ma kaay aw ma mën na ko ñëw ma pour may poñe dama dim na aw ma dóor ko kurpeñ ma dóor ko kurpeñ ndeysaan maa ngi fàttaliku ki moo nekkoon micro central ndeysaan suñu benn paa bu baax waaye naan xale giwal yaa ngi xeex di xale giwal xale wooy ko ndaw yaa ngi xeex xaw nga ndeysaan loolu du ma ko fàtte mukk kooku mooy Thione Seck wax dëgg génération bi la ñoom ñëpp dañ seen rêve c'était Abdoulaye Mboub ñoom tamit Abdoulaye Mboub moo nekkoon seen rêve moom lañ doon àndal moom lañu bëggoon mu nekk seen mag doon seen di jaay Doudou Seck wax nañ leen ko aw na ci woyu Njaga Mbay bu dul benn du ñaar booba bu mu amee 14 ans 15 ans ci la yem mu nekkoon koo xamante ne nii ñu ngi koy ñaan di ko jaale Sénégal di ko jaale làmb ji di ko jaale waa CNG di ko jaale képp kuy mbër di ko jaale communicateur traditionnel yi di ko jaale woykat yi di ko jaale soxnaam aji ndikku cuun mi jur xaadim ak njabootam yëpp njabootu maam Rabi Mbaay yëpp ñu ngi leen koy jaale duudu maam Rabi Mbaay ak sama maam Aline Fall Bassa mi jur sooda Mama Fall ñoom ñaar ñoo nekkoon Adja Rabi soxna la woon ci papay sooda Mama Fall sama maam Aline Fall Bassa kon duudu mbokk la mag la woon xarit la woon duudu yàlla na la yàlla xare àjjana yàlla na la yàlla jéggal ci barke yontu yàlla mu amet mbokk yi ba tey yéen a ngi ci plateau bu l'Oeil du Tigre ak la TFM ni leen ko waxee gis ngeen ñu nu jot a invité mu di Abdou Lahad ak Bourkhane dañuy daal di dugg nag ci wàllu làmb waaye di gërëm ñi nga xamante ni ñoo tax ñu taxaw fii di gërëm bu baax waa BICIC di banque boo xam ne wax nañ leen ko bis bu nekk ak liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la ñuy liggéey ci wàllu économie ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di gërëm waa Black Power ndaxte gis nañu liggéey ñoom tamit bu baax ndaxte boisson la boo xam ne te naan ko bokk na ci faj ñu ngi gërëm ñi nga xamante ni moo di école des métiers de l'automobile taxawaay bi nga xam ne moom lañ am ci jël xam-xam def ko ci gone ndax ëllëg mu mën a jëriñ boppam di gërëm it waa l'écran di meew moo xamante ni nii meew mu baax la meew mu neex la nan ko defaree baax na ñooñu ñi nga xamante ni ñoo jàpp ci l'Oeil du Tigre ba l'Oeil du Tigre mel nii nga xamante ni noonu la mel waaye mbokk yi bu nee làmb dan doon wax ni làmb ji mi ngi sooxee dafa mel ne làmb ji soox bi mi ngi waaj a deñ li ko waral mooy combat boo xamante ni nii atañi ñu topp ci ndaxte Ama Baldé ak Modou Lo combat la bu ñëpp bëgg waaye balaa ñoo jox kenn ñu wax ci dañuy xool tuuti rek ca na nga xamante ni noonu la signature ba demee woon démb ci Point E et ci cabinet maître Babou Cissé fa la ñu signé rawatina muy waa kër Ama Baldé ak le promoteur waaye waa kër Modou Lo fekkoon na ñu signé ba pare ñu xool la nga xam ne moo fa jot a xew ñu dellu si waat. père lu xew fi li fi xew xam nga ko lii coow ci dëkk bi moo ñu fi dajale. Modou Lo Ama moom loolu la maa ngi ñëw léegi. déedéet lii du xaalis de. te xaalis de gisu ko fi xaalis de waaw. combat bi taxaw na. waaw day taxaw moom. day taxaw na waaw day taxaw. avance bi moo nekk nii ci mbuus bi dina mbuus bi. du mbuus de.
waa ji jël na avance. kan waaw jël nañu ko waaw. yow film nga ba. gis naa benn mbuus waaw kon kay gis nga. boo koy gis nga mbuus mi kañ xaalis baa ngi ci kenn du gis lu ñuy wut foo koy natt kenn du ko jeex. waxuma ak dem ndey taalis xoos rek des moom mooy ubbeekul boppam. kon ñu yëg. combat bu neex la. combat bu rëy. bu rëy. waaw gëj na fi am. dina soqali làmb. waaw dana am lu mu soqali rek. waaw dina sauver làmb. waaw bien sûr combat bu mag bu toll nii kañ. bu taxawee yeneen taxaw kañ. saison bi daal dee neex. waaw. am ngeen yéen taxawal yeneen. waaw nit ñi comme que lu nit ñi bëgg rek ci la gaa yi dox. nit ñi loolu lañu bëgg ci loolu la gaa yi dox. lu bëggal askan bi rek am na ñu tëdd hôpital combat yi mel nii moo leen mën a wéral moo tax gaa yi war cee jàpp ñëpp war cee jàpp rek noonu lay demee. mais lii fin saison lay am wala. ñu ngi xool nag si yooyu si réglage yooyu lañu nekk nii di xool si lañu nekk nii sax. jaajëf. Nous vous souhaitons une bonne année. Le 29 juillet la ñu wax pour le moment. 28. 29 28. 28 la ñu wax ni ci lay am Alaaji Papa Dieng combat bi lu mu mën a jëriñ làmb. lu bëri combat bi li ñëpp bëggoon Modou bi mu fi ñëwee keroog bu ñuy waxtaan ak moom lépp ci waxtaan bi mooy Ama Baldé nga war a bëril. mun bu jotee dinaa bëri ak moom dafa jot nag. ndax Ama Baldé li mu def ci làmb ji ci xale war naa mën a dugg ci mag ñi bëri ak ñoom. parce que làmb nee naa la mag ak xale ñoo koy bëri. mais bu mag ñi bëggee bëri ñoom rek xale yi bëgg bëri ñoom rek du sotti. xale yi dañuy jógee di màgg fekk si leen. te bu ñu leen fekk see ñu leen gën a nekk xale ëpp leen doole mag ñi dañuy génn ci làmb ji. ndax bu ñu demee ba am 40 ans rek li ci des bareetul. donc combat la boo xam ni ñëpp ko bëggoon far nag mu am te it ki ko taxawal tamit nañ ko ñaanal. parce que lu rëy la def. ndax du combat bu yomb. ndax depuis 1 an mi ngi ci. te Luc Nicolas xam nga ni promoteur bu mag a mag la. donc en tout cas indil na Sénégal daal li ñu bëggoon indil amateurs yi li ñu bëggoon indi téléspectateurs yi nekk fii ak yi nekk ci bitim réew. li ñu bëggoon combat bi daal c'est le combat de l'année. Moustapha Gueye grand contre petit lañ doon wax temps yi yëpp grand contre petit benn grand contre petit taxaw na est-ce que sax boobu grand contre petit parce que sax magante wuñu lu bari. waaw si grand contre petit waaye grand contre petit la daal. dama ne ñortaab bi moo dàq ci meññeef bu mun doon. waaw. boo ko weddee rombal garab mango mu wadd gis bu wadd boo ko ba ngay witt. waaw combat bi ñëpp a bëgg combat bi. li ñëpp soxal te combat bu jaadu la. amateur wala supporter ku yaa xam ne nga fan sa Modou Lo wala nga fan sa Ama Baldé yaay nekk di indi ay yenn xalaat. waaw mais Modou Lo xamoon na ne bëri Ama Baldé. jaadu na pour mu bëri ak moom. xam nga ko ndax tamit mbër tamit des fois dafay delloo njukkal làmb. Modou Lo aussi quand même. gën benn bëri jéeg ñoo xamante ne xëy na warloon bëri ak ñoom. waaw ci jamono. mais doxal na ba war a bëri ak ñoom. Ama Baldé si wax dëgg yàlla. doxal na ba war a bëri ak moom. ñu daje ñaari combat bu jaadu la. may chance amu ci. c'est normal nag ñaar bu jee bëree. peut-être. dina am ku jiitu Modou Lo mooy jiitu ci làmb. dina am favori Modou Lo moo mag tuuti génération. Modou Lo 66. waaw astafurlah 86. Ama Baldé 90. 4 ans de différence. bu fekkee wax grand contre petit. génération wu làmb 10 ans la. 10 ans la ki juddu 61 ba 70 mooy génération bu dee ci 70e ki suuf bu ëppee 10 ans du nekk di génération. moo tax boo gisee ki ngay bëggal ma nga ko 10 ans ay chance am pour mu gagné la moom fopp pour yow nga gagné ko. ñoom ñoo bokk benn loo bokk ay mérite ba pare nag. sama gaañ. combat bii li ci mën a xew bari na. li ci mën a xew bari na dëgg Alaaji. dama bëggoon tontu Moustapha tuuti rek. boo déggee grand contre petit hiérarchie bee tax ñuy wax. waaw bien sûr ba tey. non moom sax da koy wax. ndax Modou Lo mënoo ko teg petit. ndax il a atteint le sommet de l'arène. ci bu leer. c'est le roi des arènes. ba pare def fi lu leer nañ loo xam ne ñëpp ci teg bët. kenn du ko weddi. palpable. moom ci boppam Ama ko soxla woon. muy bañ lu te xamoon na dina bëre ak moom. xam nga dafa bëri xam-xam te kenn du ko xamal dara. day bàyyi bés ba jot mu def li muy def. combat bi grand contre petit la ci hiérarchie. d'accord donc dañuy féliciter Modou Lo. non bien sûr. parce que bari na ci ay mbër yoo xamante ne position bu mu toll bu ñu fa tollee dinañ jëm ajal dabal di surtout déwén ginnaaw. et puis di bëri ñi mu doon bëreel Modou Lo mais ñii ñooy moroom ñooy nattangam sax. mais su jógee fii da ngay naan boo ñëwaat pareel Modou Lo mi ci sa kaw la jëm. su fa jógee da nga naan nangam parce que moom dafa je pense que ne 2 ans ci ginnaaw nee na génération Ama Baldé moo
ak Boy Niang jàpp ñoom Sa Thiès ak guy geeg yooyu dina ñëw lijjanti seen dossier parce que day baax ci moom na bien sûr parce que ëpp ñu ko doole trop déedéet surtout ñu ko lool mukk ba pare mu ëpp leen expérience ëpp leen vécu da bàyyiwul ba mag ba jeexal dàq leen a xeex ci biir combat gën leen a nekk mburum arène attention il faut ñu partager les chances des fois il faut ñu xam talent Ama Baldé lan la yan atome la am pour mën a ñëw détrôner Modou Lo mais il faut ñu xam ne Modou Lo tamit c'est un lutteur très redoutable très sérieux dans ce qu'il fait ku ci yaakaar ne yaa ko ëpp doole nag yaa ngi nax sa bopp ëpp doole ku ci yaakaar ne yaa ko dàq xeex yaa ngi nax sa bopp ku ci yaakaar ne yaa ko dàq bëre wéet leen ñaan ngeen bëre yéen ñaar fi kenn nekkul amul dóor amul xeex attention il a vécu les mbapat Ama Baldé nag mu ngi ci lancé boo xamante ne tey jii li koy defar jubbanti lamb teg ko ci raay mooy mu ñëw détourné Modou Lo ñu ne mbër maa ngoog pour mu doon bàyyam Falaye Baldé day daan Modou Lo day daan Modou Lo jërëjëf Abdou Lahad dafa am sax lu may wax man bala maa sori waaw mais lii moom lan la lii mooy Black Paw Black Paw moom ñëpp di naan kenn naatul ndox micro bi Lahad micro dama ne fan yi xam nga foire bi may bëgg a rey waaw mais xam nga dama ñëw fii may ñëw dama fatigué mais affaire bi dafa garaaw baax na de bismillah waaw noonu baax na mi ngi noonu léegi combat bi waaw xam nga fi ñu toll mën a gënoo wax analyse suñu yoon nekkul ci na combat bi non fi ñu toll combat bi lu mu war a mën a jëriñ làmb Modou Lo fekk seen Sénégalais yi ci liñ bëggoon Ama Baldé am na ndam xam nga lu waral lool boo demee ba àgg au sommet wi ñeeku gestu luy defar làmb nga di ko def njëriñu làmb nga boobu Modou Lo ko moom Ama Baldé beneen bi tax man la am na ndam bari nañu bañoon ni duñu bëreek moom bunt bi dëgër këcc kenn nangu ko may sens Modou Lo dem ba nekk au sommet tàll ko loxo ñu bëree c'est-à-dire loolu exemple la pour tout le monde dégg naa Balla Gaye aussi wax na ko ni pare na pour bëree ak Boy Niang c'est normal biñ ci tolloo gars yi dañu bàyyi bëreek ñoom kon ñoom ñii dara tëju làmb ji loolu la beneen bi ma ci topp am na interview bu ma def yàggul matul une semaine yaakaar naa minute mi laa ko defal ma ne leen nañu bàyyi wax ci kaw presse xam nga tey ji nga bëgg combat bu toll noonu malgré ñi ngi wax naan xaalis amul ci làmb ji d'accord ci benn côté partenaire mais dañ tëju ci néeg bu leen fàtte Modou Lo mi bëri Lac de Guiers gën a seet ca combat ba et pourtant ñu bëri jàppoon nañu Modou Lo mi dee ba dëgg dafa wàññi 12 millions 500 ñëw bëri donc yooyu fu war a am waxtaan lay doon ci biir néeg nii ñu ko defee daal man jàpp naa ne bu ñu ko ci defee événement bu ne mën na am tëju ci biir néeg waxtaan ndànk ñu xëy nga dégg-dégg seen ñu ni mbuus am naag amul ñëpp ni leer na waaw kon leer na nii lañ ko bëggee waaye daal Matar Diop suba teel mon ami frère nuyu naa la baax jërëjëf la dina ci Bourkhane am na lu dugg Pikine am na lu ñuy xalaataat lu desaat Pikine ndaxte xel yaa ngi ci Balla Gaye ak Boy Niang te lii Lahad wax dafa am solo parce que combat bi war na ubbi làmb muy Boy Niang muy Ama Baldé ak Modou Lo te am na lu mu war a def ci Balla Gaye te Balla Gaye sax moom nee na nongu na bëre ak Boy Niang combat bi yaakaar naa mooy caabi bi de fii ñu toll nii waaw dëgg la Alaaji Bécaye mais man boisson bi man tamit jaaxal na gis naa Boy Niang saa yu jógee entraînement bu sonnee moom lay naan yónnee boisson ma gis ko ci Coly Faye gis ko ci Petit Niang kon xam naa ne am na secret bu ñu xam ci boisson dëgg la mais yàlla dogal na aussi bisik waaw am naa ay mbër yoo xam ne fa laa leen ubbil compte très bien ñoom Coly Faye ak ñoom ñëpp ba kon l'écran ngeen di nekkee mais l'écran moom boobu mu xam ni ñun yàgg nañ ci mooy meewu lamb ji nag mooy meewu lamb ji moom yàgg nañ ci ñun yàgg nañ ci très bien damay profité ci occasion bi di féliciter Balla Gaye waaw dañ koy interviewé mu ni may chance amatul moom mayul kenn chance xale yu ñoo bëre ba yegsi te ñu fàttali ni Balla Gaye bi muy bëre Yékini boobu bëreewul ak Gris Bordeaux bëreewul ak Tapha Tine bëreewul ak Bombardier te bëre naa ak Yékini roi des arènes nekk roi des arènes il est conscient ci loolu nga xam ne jaar na fa ba tax mu ne moom mayul kenn chance xale yi ñoo bëre ba yegsi ñoo fa yegsi Ama Baldé tey ji amatul kenn ku koy arrière loolu naan feneen nga jëm su mënul bëre Modou Lo Bombardier lay bëreel amatul arrière wala Gris Bordeaux te loolu mooy dellu si waat ci li fi nekkoon rek voilà léegi nag loolu aussi laat mi am na benn jour ba mu daanee Tapha Tine ñu dugg suñu oto di waxtaan di ñibbisi ci làmb ji waxtaan ci combat boobu mais moom li mu ma ci wax dafa dama ñoragul mais combat la bu war a ñëw effectivement
li tubaab Moustapha di wax ni ñorta bi moo dal combat bi. moo dal combat bi. combat bi fi mu ñëwee. fi mu ñëwee fi la baaxee fi la nit ñëpp soxlaa. mais dafa am lu xew. parce que promoteurs yi dañoo war a gaaw ci Boy Niang ak Balla xam nga lu tax. mbër yeeg waa làmb yëpp ñoo ne lu amateurs yi soxla loolu la ñuy def. puisque loolu la amateurs yi soxla am na kenn ku décroché benn. ñi ci des nañ décroché bi ci des. nañ décroché bi ci des ak yeneen yi ci des. parce que Eumeu Sène dafa war a bëre. te ci xale yi la war a bëreel. promoteurs yi waxoon nañ leen ko fii ak Tafa man ñu waxtu ko ak El Hadj Papa Dieng promoteurs yi ñoo war a xam ne ñoom ñoo yore xaalis. ñoom ñoo bëgg tëgg li leen neex mooy li war a am. donc c'est pas du mbër yi ñoo leen di imposer combat yi. mën na bëri Tapha Tine. mais ñoom ñoo war a imposer. ñoom promoteurs yi. mais pourquoi gars yi du ñu bëri Tapha Tine. waaw ragal. El Hadj Papa Dieng. El Hadj Papa non man maa lay tontu. déet bàyyi ko moom mi yor mbër mu tontu. man dafa am lu mu wax. waaw waxuma yeneen mbër yi. man sama mbër wóor na ma ne ku ko woon tey jii ne ko Tapha Tine nga lañ lay booleel. dina jël mën a d'accord na. mais man maa ñemewul Tapha Tine. man rusuma koo wax. dëgg la man maa ko ñemewul. ak ñu bari man du ma ñëw. xoolal bu la ci kenn nax. dañ ko ragal tax ma wax ko am na lu tax. ñëpp ko ragal. non ragal rek. gis nga nit su fekkee ni par exemple dafay di passé ba def bac. su échecgee du delluwaat première bac lay defiwaat. man bac laa bëgg a def. bac nga bàyyi ma def bac. jërëjëf kon mbokk yi dimanche ak samedi yëpp amoon na làmb dimanche samedi ay làmb yu neex am nañu stade Iba Mar Diop dañuy jëkk a dem stade Iba Mar Diop ñu fekk fa diggante Pape Ndoye ak Jackson ñu xool résumé bi Tafa Gueye jóg defal nu li nga xamante ni mooy jëlli bi ci diggante Pape Ndoye ak Jackson lan moo xewoon stade Iba Mar Diop ñu xool ko te dellusiwaat. ñu ngi jàppante mu ngi koy xëcc booy wala la jàpp lamb ji leen jeex na lamb ji jeex na Modou Afia koy cokkaas Modou Afia xar na tànk yi ubbi na tànk yi ndigal wàcc na ndigal nga koy ree ndigal yow mi xanaa da nga am confiance ok abil sibla la lu ñu bëgg lu xew Modou Afia war na ko ndombo yëkkati na ko Modou Afia koy door Modou Afia ngi doon suuf moo yow kii soxor na de yëkkati na ko doon suuf laa bu ji te naa metti di abi bi lu mu wax cëm laay la Modou Afia ngi digal waaw abi bi sifla na laa bu ji jeex na Modou Afia daan na ndigal deuxième combat abi bi sifla waat na abi bi sifla jàpp nañ ci kaw ñu ngi doorante ci kaw jàppante nañ ci kaw Mystique mu ngi door Africa ngi door arbitre bi sifflé na ñaari mbër yaa ngi jàppante lu ñu bëgg la ilaha illallah Mystique cabaxal na ko xëcc na ko cabaxal ko wéeru ko la ilaha illallah Siteu 2 am na benn avertissement ndeysaan arbitre bi sifflé waat na combat bi Siteu 2 sunu ndeyjoor surprise sunu càmmoñ surprise tànku càmmoñ bi la jiital waaw ndeysaan lan mooy xew déggal loolu xoolal xale yi la ñuy bëri waaw da koy daan waaw Siteu 2 daan na ko Siteu 2 xale baa ngi noonu ndeysaan da ko xam moom waaw ndeysaan Baba Jaxal la ak Adidas ndeysaan Baba Jaxal ba tey loxo ba fu ñu ko bëgg a dugal Adidas dafa bañ
nee na ko doo ko fa dugal de da koy xañ bëri bi foofu ndeysaan waaw daan na ko da koy tegal si daan ko waaw xoola xale bi ma ngay prier waaw Baba Jaxal a ngi noonu ndeysaan jël bu rëy la ko daan ndeysaan Baba Jaxal a ngi noonu ndeysaan Seexu xoolal Baba Jaxal adversaire bu yëkkatee loxo mu jóola bët ak moom wala sax mu dem def sacrifice jàppante ji parce que booy xool ñoom ñaar day mel ni Bébé Ama moo ëpp laf ni que nag soo bëreeg ni ëpp ko laf foog nga jëm ko woon ni nga ëppee laf. Paul bu daaru taxawaayam baax na Paul bu daaru. comment Paul bu daaru. Paul bu daaru il n'est pas mal déjà nag taxawaay baax na booy xool da nga gis ne xaarkat la nëruwul ku nekk dem kat donc nag moom Paul bu daaru li mu wax a def mooy jéem a aussi dóor Bébé Ama parce que moo ëpp rallonge du taxaw di léewtoo rek war na jéem a avancé au moins sànni benn tête waaw méb yi amu ko amul méb sànnil boo sànnee mun nga gis bunt. arbitre bi arrêté na combat bi 5 day jeex arbitre bi arrêté waat na combat bi 5 waaw. jeex na 5 avertissement disqualification. loolu lu ci règlement bi wax. ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ci digg géew bi maam Cheikh arbitre bi mi ngi wax ak ñaari mbër yi mi ngi leen di wax li lamb nangu ak li lamb bañ mbokk yi vous êtes sur la BMTV mbokk yi ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan Jackson sunu ndeyjoor Pam Doy sunu càmmoñ ndeysaan arbitre bi wax na ak ñaari mbër yi wax na leen li lamb nangu ak li lamb bañ waaye nag sama père laa taxawal Moustapha Gueye ñaari xale yi gis nga seen position. waaw ñaari tànk càmmoñ. avertissement benn. pour Pam Doy loolu avertissement verbal la bokkul ci ça ne joue pas. dem na chrono ba dem na. Pam Doy jéem a dox ci kawam. ndeysaan Jackson ak Pam Doy. Jackson ak Pam Doy. Pam Doy mi ngi koy gëdd di dox ci kaw. gauche. position ñaari xale yi. baax na c'est important. dafa mel ni Jackson daa bëgg a song. waaw dañuy daje ñoom ñaar dañoo ñemente Jackson da koo ñeme Jackson waxoon na ko de ne woon na ko bu arbitre bi sifflé combat bi ma dox sa kaw Pam Doy day génn waaw Pam Doy ak Jackson ndeysaan ñu ngi léewtoo ñoom ñaar ndeysaan lii laa xam ci ay xale yu bëri lii laa xam ci ay espoir yu bëri ndeysaan ñu ngi xeex Jackson waaw Pam Doy daw na génn génn bu génn c'est parce que peut-être dafa jël coup génn pour digérer coup bi c'est important jouer na le jeu léegi day dafa am avertissement parce que moom dafa war a bëre. ndeysaan arbitre bi sifflé waat na combat bi ndeysaan ñoom ñaar Jackson ak Pam Doy. dafa mel ni Pam Doy Jackson dafa mel ni comprendre na Pam Doy woo ko ci xeex mais yàgg day songi. moom Jackson yàgg day songi ndeysaan dane woon ba arbitre bi sifflé ma waaw Jackson door na ko mu daanu. c'est normal mu door ko mu daanu Jackson moo gën a baax stratégie de combat moo gën a baax tactique te man Jackson mii xaw ba ko woon ak lii il est venu faire son combat def ay coup de poing ba mu daanu Jackson pare na combat moo tax bi ñu naan Pam Doy moo ëpp volume
moo ëpp doole non man Jackson maa ngi koy doog a gis tey jii. Pape Ndoye ni mu bëree baax. mais bi mu xoolee nii boo xoolee Jackson nga xam ne Jackson mi physiquement il est bien. Pape Ndoye ni mu bëree est-ce que baax na. baax na ou baaxul mais en tout cas dafa tombé ci adversaire boo xamante ne moo gën a tax moo ko mën si jur bi tey macha allah oui. Nous vous souhaitons une bonne année. waaw loolu moo am stade Iba Mar Diop samedi ah Jackson daan Pape Ndoye da koo dóor mu daan dafa mel ni ëpp doole am na ci waaye balaa ñoo def dara di ko commentaire Moustapha Gueye mooy jóg wax nu ci yan pexe la Jackson daane Pape Ndoye lu mu ko ëpp bëre la wala lan la ko ëpp ba daan ko parce que il faut nga wax nu fi ñu toll lan la ko daane doole la technique la wala lan la te bul fàtte sa boisson. sama boisson dinaa ko jël dama toog wax ak yow wala dama dem ci écran bi. non da ngay dem ci écran bi wax ak man. ba tey bisimilah. da ngay dem ci écran bi wax ak man. wax ak du man ngay waxal Sénégal ngay wax. Sénégal lay waxal wala adduna. parce que la TFM est regardée partout dans le monde. ma yee sama bopp d'abord. waaw énergie la lay jox avant nga def jëli bi ndax jëli bi pour def ko il nous faut du black power. voilà et puis Sala Bigué mi ngi jaale encore waa Sénégal yëpp woote na Sala jërëjëf. gis nañu sa kàddu yow tamit ñu ngi lay jaale ndaxte ci askan wi nga te xam bu baax ñuy ziar la bu baax ñuy fàttali tamit altine wala dimanche njiitu kër gi di TFM di Youssou Ndour dem na ba kër Doudou Yaykati jaale jëf loolu tamit di geste bu baax ndaxte ngoneem moom am na lu ci Doudou Seck def ndaxte boo doonee xale bëgg woy am ñoo maasee lool wala ñu doon say mag nekk ci aar bi di nga am cër boo leen joxoon na leen ko ñoom it delloo woon nañ ko ndaxte xamoon na ni am na avenir u mën a woy mais damay dugg ci li Youssou Ndour def noonu dafa rafet trop xaaj bekaay mais encore une fois Youssou Ndour Doudou Seck da koy daaneel ci ay woy assisté naa ba tàyyi du Seck di ko woy muy vibré loolu yombul ci Youssou Ndour fekk na am na bu ma fekk Iba Mar exactement Youssou Ndour nit ñi dañ koy fan dañ koy bëgg ci mën a woyam mais moom tamit parmi les chanteurs am na ñoo xam ne bu ñu nee der mu yëngal deretam kon bokk le père fondateur ñu lay jàlle sa grand frère sa xarit sa idole aussi Doudou Yaykati Seck koo yàgg aussi jàppale koo yàgg aussi assisté te man xam naa ci dara mbokk téléspectateurs yi lamb ju rëy lamb ju doy waar diggante Pape Ndoye bu écurie Fass seen wàllu càmmuñ ngemboo ngemb lu xonq li toftal lu weex ca gannaaw giddal tànk càmmuñam nga dem sa wàllu ndejoor fekk fa Jackson bu Géejawaay giddal tànk càmmuñam ngemboo ngemb lu weex xam naa ne saafara yaa ca bari waaye toftal ca li nga xamante ne moom mooy sër bu xonq maanaam ñoom ñaar tegtal nañu lii boo gisee ci làmb rek mooy ay tegtal la sëriñ si lu nekk lañu def loo xale yi maa aussi soo ñu dem Vamos salaamaaleykum Pape si Pape Ndoye dox ci kawam nga gis kon ne mbokk yi bi Pape Ndoye doxee ci kawam Jackson riposté ne ko du fii du ma la ko may du ma nangu li nga bëgg Pape Ndoye continué ba tey dox ci kaw ki nga xamante ne mooy Jackson stratégie bi mooy dox ci kawam Jackson très serein nekk ci combat bi en plus mi met direct du droit moom Jackson il riposte 1 2 3 coups 1 2 3 coups yu atteindre cible bi c'est important léegi Pape Ndoye taxaw na mbokku téléspectateurs yi nag ngeen gis ne kon Jackson bëri na combat bi këram doog a ñëw lamb c'est important yaa ngi may laaj sànq lan la Pape kii nga xamante ne mooy Jackson ëppale Pape Ndoye mais il était plus serein ci combat bi moo gënoon a nekk ci jour combat bi ci biir combat bi bu ko Pape Ndoye ñëwee bëgg ko sëkkatal dàq ko dafa lànk riposté ndax xale yi dañuy waxante laata combat dañuy bëri combat ba laata dinaa la duma dinaa la attaqué dinaa la ko dinaa la gagné kii na ko bu ñu àggee ci làmb gi nangam donc yooyu nag mooy dëggal bi loolu la moo tax combat neex un combat très riche fii nag Jackson woo Pape Ndoye ji xeex Pape Ndoye yu ko mu daw na ko slip dem téye gi tànk ba nga gis ne Pape Ndoye mi ngi serein fii di xool adversaire am mais attention Pape Ndoye ni mu lankalee tànk yi taxu koo baax Jackson moom mi ngi dem à l'action c'est pas méchant benn tànk bi jóg léegi nag Pape Ndoye lan mooy réaction fii ak mbokk téléspectateurs yi ñu xool ko maa aussi c'est alors
uppercut bu luppee ñaar ñu ñëwaat jàppantaay loxo xoolal Jackson moo téye loxo Papa Ndoye bi nga xam ne mooy loxo fooram dañuy wax ne kat Burkhane kenn du dem guerre di joxe say arme Papa Ndoye loxo droite bi moo ëpp efficacité ndax càmmoñ boo gis muy bëree loxo ba ca gannaaw moytul ma ko Papa Ndoye loxo ndajoor bi la ki nga xamante mooy Jackson téye maîtriser ko ca kaw wàcc ak moom ci suuf ba pare dóor ko benn coup de poing fii boo xamante ne c'est important coup bi téye na loxo ndajoor bi dóor na ko crochet droit ñoom ñaar ñëpp seen loxo bi ci gannaaw mooy wax maa aussi sañu dem merci Pape Modou voilà exactement atteindre coup bi jël na coup bi alors ban solution moo am mi ngi génn pour sauver boppam. c'est pas possible. en fait de compte gars yi. li koy dafa abdiqué. ngeen gis na kon combat bi ki ci nekk dëgg nag mooy ki nga xamante ne mooy dóor te kenn dóoru ko combat ki am avantage mooy kii dóor te kenn du la dóor ki mën a xeex mooy kii dóor te kenn du la dóor gis ngeen ne Jackson bi combat bi commencé ba léegi benn ko bañ encaissé wu ko loolu c'est important. léegi nag Papa Ndoye amaat na beneen faiblesse adversaire am di Jackson am beneen avantage psychologique mooy Papa Ndoye génn souvenir boppam génn na saako yi ñëwaat na arbitre baa ngi koy avertir donc jël na un coup de poing non seulement bu ko bile mbaane mu génn enceinte pour ñëwaat c'est pas mal nga sauver sa bopp ñëwaat waaye boo ñëwaatee nan nga war a ñëwee. arbitre bi ñëw encore tegal na beneen pression jox la ñu wax avertissement. vamos Mao. alors génn nga benn avertissement Jackson serein ñëwaat encore ñuy léewtoo Jackson logique bi nekkoon commencement ba léegi la ci nekk Pape Ndoye ba léegi mi ngi def la pression c'était pas le bon moment xoolal mu lii encore gars yi Burkhane yi fi ñëwaat na de Jackson tout le temps rek la main droite de bi nga xamante ne moom la Pape Ndoye yi amee lay téye te moo téye en fii da ngay téye ma téye xëccoo la fii dama la jox sama loxo bay bàyyi nga moom ma actuellement ni gis ne kon kii Jackson actuellement moom Papa Ndoye vamos ma ñu dem amul yàggal moo téye moom Jackson lu muy def Pape Ndoye mépp mu wax ki daje ak moom siggi voilà pigiade à l'avantage de toujours Jackson beaucoup de coups dem attaque bëre bi jeex na. wala de daf koy achevé. achevé. daf koy achevé. c'est du jamais vu. oh là 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 là. ralenti Pape Modou ma gis. action de contact. 1 2 3 4. c'est pas possible. 5 coups. plus les 3 muy 8 hein. 8 coups la Pape Ndoye jëlagum. alors 8 coups 9 10 11 12 13. 14 coups anyway mu daan mbokk téléspectateurs yi ñu bàyyi ngeen xool ralenti bi alors kenn rek moo xeex kenn rek moo jël initiative kenn rek moo am li mu bëgg xool les coups de poing voilà c'est énorme alors ñëw ci kawam ak agressivité mel ni ko xaw mbëkk sax c'est important il faut être méchant il faut être aussi lâche dans un combat de lutte Burkhane combat Hadj Bekay Mbaye Papa Dieng Mbaye combat defante la jëflante la lu ñu rafetal la signé ko nga am autorisation dóor ñu dóor la boo ko ci faatu sax du mujj fenn fu dul da nga ñibbi sa kër directement kenn dara woo c'est reconnu par l'État. Moustapha Bruce Lee xam nga lu mu doon wax l'art de vaincre. l'art de vaincre waaw gagné rek gagné. boo gagné ba pare nag après da ngay seet leneen looy def. exactement mais loo war a def l'art de vaincre. waaw l'art de vaincre. nga boole ci aar booy gaye. Hadj Bekay bëre xeexu mbedd la. xeexu mbedd la mën ñu lay ci angle bi rek comme cooki mbedd la ku nekk mën a dóor ku nekk mën a jàpp ku nekk mën daan ku nekk ko légaliser et nga gis ne kon cooki bu ñu légaliser la nga gis ne kon adversaire bi nga xamante ne moom mooy Jackson il est venu faire du cooki mbedd carrément kaa ñu dee il a réussi nag tout nga xool na combat bi ñu ko visionné sànq gis nañ ne Hadj Papa Dieng ki nga xamante ne mooy Jackson mi ngi dóor 20 kurpeñ ñaar fukki kurpeñ la Jackson dóor ki nga xamante ne mooy Papa Ndoye ci fukkeel beeg juróom-ñett mooy 19e coup bi moo ci lay descendre 20e bi booy xool dafa romb bopp bi donc ça veut dire ne Jackson était mieux prêt physiquement psychologiquement mentalement et tout
donc nag c'est une victoire boo xam ne victoire bu éclatante à bokk c'est-à-dire kat Jackson bu Guédiawaye c'est un garçon à suivre de par sa taille quand même physique bi aussi c'est extraordinaire ak ngëm-ngëm bi ça c'est important Pape Ndoye nos encouragements entraînement yi gën a dëgër luy jiw a jeexul jóge fa mbokk téléspectateurs yi kii di Jackson kon ñu lay daanee Pape Ndoye bu écurie Fass jël bu set wecc bu amul benn jërëjëf benn werante Alaaji Papa Dieng lu daaneel Pape Ndoye pour yow it dóor yi la ñàkk entraînement ak préparation te loolu man Moustapha Gueye bi nga xam ne mooy seen directeur technique am na ci responsabilité waaw est-ce que Tafa mooy directeur parce que mënoo préparer xale depuis 4 mois ou 5 mois ou 6 mois mu ñëw ñu teg ko lii te yow ngay entraîneur am yow ban liggéey nga def ci Pape Ndoye ci diggante bi nga xam ne combat bi taxaw na ba ñu humilier ko nii parce que lii humiliation la ndax répondrewul ci dara ku yi daf ko recevoir répondrewul bëre bi dem ba ci biir génn mënul bëre ba pare sonn bëriwul ndax dafa sonn en tant que directeur technique de Fass quelle est la raison yow la raison moom mooy en général nag sànq laa wax ak promoteur bi mu ne ma depuis mois de juillet la jot avance imaginez-vous juillet août septembre octobre novembre décembre 6 mois et l'équipe Fass a commencé ses entraînements il y a seulement 1 mois donc le reste les 5 mois c'est à sa façon mais du ñëw si entraîné wul entraîné na ba sax am li mu am ni tey jii stratégie de combat bi mu bëree moo baaxul te nag ñaari mbir bu ñu dee bëree day am ñaari camp waa Guédiawaye yi encadré ki nga xamante ne mooy Jackson conscient nañ ko ni mu war a bëree mu respecté ko bëree noonu waa Fass yi nga xamante ne aussi dont je suis le directeur technique conscient nañu Pape Ndoye mu bëree ni mu war a bëree mais ñaari mbir bu ñu dee moom opposition toujours le plus déterminant képp Pastef ci combat bi et le mieux préparé il va souvent gagner son combat en tout cas ci gàttal daal Jackson était plus à l'aise ci combat bi et combat nag ñaar bu ñu dee bëri victoire anyway défaite moo tax il faut encourager toujours le gagnant et le perdant et encourager le perdant kon mi ngi noonu Jackson moo daan ki nga xam ne moo di Pape Ndoye question bu pertinente Alaaji Papa Dieng posé ko tamit kii di directeur technique bi loolu daf ci am solo l'œil du tigre ñun noonu la ñuy doxee noonu la ñuy liggéey professionnellement di ci gërëm ñëpp ñu nu jàkkaarloo téléspectateurs yi waaye wax nañ leen dañu am ñu nuy accompagner kon ñu dem ci publicité te dellu si waat Chez nous en Afrique, les conseils de nos aînés sont sacrés. Mon père m'a toujours dit qu'un seul bracelet ne teinte pas. Mon oncle me disait souvent que seules 2 mains se lavent parfaitement. En grandissant, j'ai compris le sens de ces paroles. Dans la vie, on n'avance jamais seul. On a tous besoin de soutien. Le soutien que je cherchais, je l'ai trouvé à Bisik Sénégal. Voilà déjà 15 ans que nous avançons ensemble. 15 ans, notre rêve vous voit grandir. Bisik Sénégal, une vision, un instrument. Nous vous souhaitons une bonne année. Black Power, puissance et énergie. Nous vous souhaitons une bonne année. EMA, École des métiers de l'automobile, une école 100% sénégalaise qui assure des formations qualifiantes et certifiantes dans les domaines de l'automobile. L'innovation qu'apporte EMA dans l'enseignement, c'est qu'elle offre à ses apprenants une formation sur mesure alliant théorie et pratique. Les cours théoriques sont dispensés dans les salles de classe et les amphithéâtres avec des professeurs haute
hautement qualifiés et des cours pratiques dispensés dans le garage complet DMG Universal Auto en situation réelle. Les étudiants ont accès au garage mécanique, à l'inspection technique, au département tôlerie, peinture et au service express. Tous les départements de ce garage sont dotés d'outils technologiques de dernière génération. EMA propose différents types de formations, formation en mécanique, en carrosserie, en peinture et en gestion d'atelier pour aboutir enfin à notre package FFI, former, financer et installation de garage. Nous formons, nous finançons et nous assistons. EMA, École des métiers de l'automobile. Inscription et information au 33 869 04 17. info@ema.sn. Avenue Fat Ben Abdoulaziz, angle autoroute. sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. jërëjëf kon mbokk yi ñu dellu siwaat ci l'œil du tigre ah wax nañ leen ko xam ngeen ni tey dafa bu yemboog rek naqar boobu ah ñuy jaale Assane Gueye Assane Gana Gueye mag la ci Moustapha Gueye Assane ñu ngi lay jaale ndaxte xam nañu sa diggante ak Dout Seck ni ngi may wax ni moo jëlee Dout Seck kër Maam Rabi la ko daan fekk di ànd ak moom di ñëw ca kër ga ah nee na xaritam ne ñoo daan fanaan tamit réalité bien sûr waaw nee na loolu tamit am na seen diggante kon Assane yow ñu ngi lay jaale bu baax a baax a baax di ziar bu baax Habib Niang doomu Kajoor la di ko bëgg Thiès Habib Niang 100% Thiès ñu ngi lay jaale ñu ngi lay ziar di la ñaanal yow tamit taxawaay bu rafet bi nga xam ne moom nga am foofu ci Kajoor mu doon taxawaay boo xam ne taxawaay bu rafet la maam As Mbaye bokk na ci ñi ma fi invité woon maam As Moussa Ñing ak Sel Bendom waaw ñu bëri dañ may woo di ma laaj numéro téléphone maam As ngeen jàpp benn yoon laa koy wax 77 la 615 32 23 615 32 23 ñu bëri dañ may woo di ma ko laaj fii lay liggéey nag ci TFM l'Islam donc bu baax fa la nekk di borom xam-xam di nit ku baax a baax a baax mbokk yi ba tey dañuy duggaat ba tey ci biir làmb ji Iba Mar amoon na làmb bi nag dimanche Ñing production moo fa nekkoon Serigne Modou Niang ma nga woon arène nationale xam nga loolu moo lay woon ni dëgg la combat yu mag yi amul waaye làmb ji mi ngi dem parce que samedi dimanche ñaari combat samedi am na combat xëy na li nu gën a bëgg mooy ñu gis Balla Gaye mu bëree ñu gis Modou Lo mu bëree ñu gis boobu mais xale yaa ngi bëre te loolu yaakaar naa ne bokk na ci liy dundalaam laxat li ma lay laaj mooy ki tëgg combat Jackson ak Pape Ndoye yéen a àndoon tëgg làmb jooju moom mooy kan waa kooku mooy Thiam production waaw ñi koy wax ren la ñëw ñu koy wax Baba Yacine Thiam muy ñu koy féliciter waaw di ko encourager muy un jeune boo am ambition am lu mu bëgg ci làmb ji. am na beneen combat bu mu taxaw di amateur waaw bii la jëkkoon taxaw Pape Ndoye Moussa Faye wax na ko léegi. bi ma koy taxawal boobu saison bi tëjagul maa ngi ko taxawaloon ci mois de juillet. waaw donc taxawal na beneen combat boo xam ne mooy diggante Sokh ak Gamou Gueye. kooku c'est prévu pour le 15 mars. donc nag kon kooku bu def na ay jéego beneen bi ci topp dama gis mu def loo xam ne innovation la. nit su nekkee ni dafa am promoteur daana tëgg làmb Petit Mbaye daan na ko def teg nag. wala nga ut dara tegal ko mbër yi pour motiver leen nga xam ni match nul di am dafa am lu ngeen gisul ci biir combat bi tax mbër yi gën cee rey seen bopp dafa indi benn salon bi la indi tegal ko mbër yi ñu andi salon bi présenté ko ñaari mbër yi taxaw ci ginnaaw salon bi te salon boobu ku ne bëgg na ko yóbbu seen kër donc kon nag Baba Diaw di courage yàlla na ko yàlla defal jàmm borom xol bu yaatu la peut-être dañ koy wax ne ko na dal rek ñu ànd raam ndànk waaye bu ñu ko toppoon ci xët-xëtam ak yaakaaram yaakaar naa ni ak xolam dana tëgg événement yu gën a rëy yooyu. dimanche petit à petit rek mu ñëw. dimanche bii di ñëw jéy mooy dem Iba Mar. waaw. kan la. waaw boobu nag mooy Serigne Ndiaye 2 bi nga xam ni. bu Faas.
lu ñu fi teg ci simple bi saison bi ubbeeg léegi jël na ko. waaye xale bi nga xam ne dafa nekkoon Grand Yoff mbooloo. muy Libidor. dafa ñibbi ci ay mbokkam Kayar dégg naa tey dafa def open press mais dégg naa Kayar gépp a génn. ñu koy nuyu di ko féliciter muy làmb joo xam làmb ju méttee ngi noonu. parce que ñaari mbër yi daaw ba ren ku ci nekk utal nañu la adversaire nga të. ñi bëgg nag ci compte Dieye production mooy dimanche. ñoom ñaar ñëpp ku daan ak ku daan ku ci nekk Moustapha Guèye mi waxtaan ak moom. pare nañu pour utal la adversaire. bëgg nañu bu ñu ko yàlla mayet ñu présenter ay combat ci jour ba. kooku daal dimanche bii di ñëw la muy Serigne Ndiaye 2 ak Libidor ak xale yi ci ànd yëpp. di ci jaajëfalaat encore combat yu neex nga ca dinañ ci dellu si waat ndax dañuy dem ak au sodd waaw ku ne xam na ni Saba mag war na ci bëri ak Dofu Diaz xale bi nga xam ne mooy Vito dëkk Jàmmagan war na bëri ak Boy Maroon et tant d'autres bari na 10 combats la soxla ak ay innovation yu fa war a am ku ne xam ne Dieye production bu amee événement dina bari innovation yu ñu ciy def waaye daal jërëjëf di ndokkeel bu baax mon ami et frère Dieye Dangote de la lutte sénégalaise sa xarit la sa kóllëre la ku bëgg làmb la ah Maawo dañuy dem Dangote xamatu ko c'est le Dangote de la lutte sénégalaise mon ami et frère Maawo dañuy dellu stade Iba Mar Diop ñing production moo fa taxawaloon ñu xool résumé làmb jooju tamit naka la tëddee ñu dellu si waat ci l'Oeil du Tigre ak la tête. ñoom ñaar ñi ngi leewaatoo caatu Ndakaaru ak Balla 3 mbokk yi ñoom ñaar ñi ngi leewaatoo damante nañu ay baaram attention xeex nañu daje ñoom ñaar mbokk yi tey daali moo woote ci bis bi muy bisu ndaanaan woo fi ay ndaanaan Balla 3 ak caatu Ndakaaru ñoom ñaar attention xeex nañu arbitre bi arrêté na combat bi lu xew caatu Ndakaaru dem na ardo oh metti na mbokk yi arbitre bi sifflé waat na caatu Ndakaaru ak Balla 3 ba tey caatu Ndakaaru à droite attention Balla 3 delloo na loxo ba fa gaañu ba nekkaat ñoom ñaar jàppante waat nañu attention Balla 3 ak caatu Ndakaaru daan na ko wala daanagu ko ñoom ñaar ci suuf lu arbitre bi wax am na lu xew lu arbitre bi wax arbitre bi nee na Balla 3 daan na caatu Ndakaaru waaw leer na li la arbitre bi wax daa teg bopp bi wuy loolu mais dañuy am ndam bu soobee yàlla billaay wallaay ki ngay bëreel ndaanaan la de waaw mais si kam dañu wane suñu ndaanaan bu soobee yàlla incha allah di nga xeex ak moom lu mu laaj dañu def ko moom nee na moom bu ne day xeex te day xeex waaw man maa ngay xaar si biir géew lu mu laaj dañu def ko nga def hommage à Fodé waaw sunu grand sunu papa sunu lépp billaay wallaay bis ba ñuy mujjee gisante damaa yëkkati 5 000 jox ñu barki alxuraan maa ngi maama la nañ dem leen dîner entraînement wóor na seen bopp ñu bokk añ muy wax lu garaaw kii nii yàlla na ko yàlla xaare àjjana. attention Moussa Gueye gi dugg na ci garde bi waaye dalul attention jàppante nañu zéro arrière uppercut la bëgg jàpp na Moussa Gueye gi da koy daan na ko maa la wax li leer na daan na ko jël bu leer naa ñu wax dëgg yàlla daan na ko jël bu leer. zéro arrière léegi xam nga ko à partir de tey. à partir d'aujourd'hui xam naa ko. à partir d'aujourd'hui xam nga Moussa Gueye gi nga xam daan na. lay bëggee. di siyaare waa adduna. coow li yëpp double moteur Mama Lamine la. waa coow yàgg na ci làmb mais bu jotee bu ñu bëree dinañ bëri incha allah bés bu ñu waree bëri rek dinañ bëri jarul mu yàqante. bu ngeen waree bëri di ngeen bëri loolu dëgg la. mais yow yaay sëgg moom mooy sëgg. yow lan nga wax est-ce que yow pare nga pour moom. non pare ma pour Mama Lamine. lu tax. am na yeneen adversaire yu ma visé yu bokkut ak moom. yu ko gën a kawe. waaw. attention Alliance Baldé dóor na Mali bay xaata fayu Alliance ne woon na ko dama bëgg a xeex ak yow attention ñoom ñaar Mbay Xaata ak Alliance Baldé attention ñoom ñaar Mbay Xaata ak Alliance Baldé Mbay Xaata dugg na ci garde bi dóor na Alliance dal na ko waaye Alliance bëgg naa fayu te demul Mbay Xaata gëdd na ko ñaari xale yi ñi ngi leewaatoo ba léegi Mbay Xaata ak Alliance Mbay Xaata daw na jël Alliance Baldé ndax dañuy xeex nañu Alliance Baldé dóor na Mbay Xaata ñoom ñaar laa ilaaha illallah ñaari xale yi dañuy xeex attention Mbay Xaata daw na jëli Alliance daan na ko woon na ko ci xeex ba mu foog ni ci la jëm ak moom mu daan ko Mbay Xaata nee na gars yi taxaw leen daam lu may def. Baldé daa am problème ak picc yi génnul quoi oh Jules Baldé picc yi génnul ah Jules picc yi bañ nañ ne duñ génn de
Zil picc yi génn bañ nañ génn de xoolal filmel picc bi génnul de. mbokk yi ñaari xale yi ñu ngi leewaatoo Mamor a ngi dox ci kaw Boy Jules ñoom ñaar nan lay demee Mamor a ngi dox ci kaw Boy Jules Mamor jàppante nañu Boy Jules Mamor jàppante nañu attention Boy Jules Mamor jàppante nañu mais ñaar ñi xeexuñu bërinte bëgg a bëri ni yéen ñaar il faut que mu am xeex il faut que mu am xeex Boy Jules Mamor jàppante nañu ñoom ñaar ragalante xel am na waaw ragalante xel am na kay Mamor daan na Boy Jules leer na Boy Jules da nga bàyyi xel sa adversaire de trop bàyyil arbitre bi da nga bàyyi xel sa adversaire da koo bàyyi xel da ko bàyyi xel de trop Boy Jules dafa bàyyi dina laaj séeréer yow non gis sama gannaaw la su bu ma def sa contentement la war a Serigne Touba mbégte rek waaw. Boy Baol numéro 2 Zal Bambey ñoom ñaar ñi ngi attention Zal Bambey dem na daje na ak Boy Baol numéro 2 Boy Baol numéro 2 jàpp na moom ak Zal Bambey attention Zal Bambey ci suuf Boy Baol ak Zal Bambey ñoom ñaar Boy Baol numéro 2 ak Zal Bambey Zal Bambey mi ngi wut fu mu jàpp Zal Bambey Boy Baol Zal Bambey loxo yi jàppul fenn Boy Baol door na percute ñoom ñaar ñu jàppoo attention Boy Baol zongale la bëgg da ko yëkkati ba ci kaw voilà Zal Bambey Boy Baol numéro 2 ñaari ndaanaan attention Boy Baol Zal Bambey Boy Baol yëkkati na ko ba ci kaw ñoom ñaar fan la ñu mujj attention Boy Baol Zal Bambey ñoom ñaar ay leela la Boy Baol Zal Bambey attention Boy Baol Zal Bambey li mu bëggoon def lañ ko def ñoom ñaar Zal Bambey li mu bëggoon def loolu lañ ko def arbitre bi nee na Boy Baol daan na Zal Bambey Boy Baol numéro 2 daan na Zal Bambey maa la wax lii Boy Baol Zal Bambey li mu bëggoon def lañ ko def. loolu moo am stade Iba Mar Diop mu doonoon làmb joo xamante ne ni fa tubaar fa kàll xale boobu di ñëng di xale yi tamit vraiment ñu encouragé leen. ay xale lañu ñu jël nañu seen teraanga dugal ko ci làmb te amoon nañu yeneen i métier bu leen nekkoon ñu yem ci loolu yëpp pour jàppale xale yi ndax làmb ji gën a mën a dund xale yi gën cee mën a am dara waaye yaakaar naa ne ki nga xam ne moo di sëñ Modou Niang ma nga woon arène nationale bu dee mën nañ faa dem ñu xool ko te dellu siwaat bu dee mën na nekk maawo ñu dem arène ba te dellu siwaat waaw mais li ci ëpp day téléphoné soo ko dem day téléphoné waaw ba tey laa ilaaha illallaah daan na ko non moo ëpp lu muy def dafa gën a wóor waaw moo ëpp lu muy def daa toog te def moo gën a wóor daan na la Yékini daan na Marley daan na ko jël bu rëy bu amul benn wérén la daan ci esplanade Grand Théâtre diggante musée civilisation africaine bi ak Grand Théâtre ci hall bi noonu mooy li fa xamoon emma bi Reug Reug dóor waa ji tubaab bi la dóor mu kaaw laa ilaaha illallaah kàcc ki ñaamaa ñu mëri al tëgg saa jeey njaay bara wàcc kiltee waay xale bi waay mat mi day ñëwal kaay da nga daan wax ak man buur kañ la fi non attention buur kañ la fi soow ginaar ba ñuy ngalab ay cuuj ay tamit buur teyal nag yow Nuuru buur boo ne ko da ngaa rafet mboot ay yéenam waaw mais takk na ko laay laa jël ba rëy na wow gay ne waalo daan na imposé ëpp tëlewee waay tey jël yi imposé wul yaaykat la tudde moom yaaykat yi dénk ma ko
tey moo tax bu ñuy bëree yaram daw kii doomu Dudu yaay kat la na ko ñëpp xàmmee moom moo ñëw ci lamb tudd Ousmane Mbay mooy Mohamed Mbay Babacar waaw Mbay Babacar mu ngi nii doomu Dudu yaay kat la voilà ak tubaar attention ndeysaan ñoom ñaar ànd nañu de ah din mbaadu damm faar mbaadu ko damm bàyyi waali bàyyi di nga def faaru jàmbur gi waa arbitre ana arbitre bi ana arbitre bi waay kay dënnam bi tax na baal daan suuf la bëgg léegi dégg maan ke dënnam ba tax na suuf bi doomu juboo waaw déggal Baye Waly waa léegi lu mu bëgg a def roi des arènes Baye Waly lu muy def nii nee na mooy roi des arènes teg na 16e ci digg làmb ji waaw teg na ko wuré ba dem na këng waxi mag den dénkaane bàgg war na mbaam ndeysaan Boy Ndiaye écrit Mor Fadam ak Ley Saa bu écrit xam sa cosaan ndeysaan Demba si dafa ñàkk ñaan ni ma saali bi nga woy bi dinaa ko jël léegi Maxime nin lañ ñoom ñaar ku ne am nga 5 avertissement seen combat bi mi ngi noonu la demee ñaari xale yi ci diggante Ley Saa ak Boy Ndiaye ñi ngi léewtoo ñoom ñaar Barbara ngi dox ci kawam il faut dem na Barbar demande Barbar dem na il faut tëru na ko xëy na la il faut dafa aalu attention il faut na moytu waaw dafa teey na teey na ko mooy attention gis nga na teey rek di ñëw na ko moytu xam lu ko waral ñaari yoon yi mu dem ardo mais nag moo ko excité dafa excité nga teey boo ñëwee waaw da ngay woo teey gis nga su ngay bëre koo xam ne moo la sut la longe da ngay teey foo yëngu mu tëmba moo tax jàmbaar la de bëre toog na ci dënd ba laa ilaaha illallaah il faut fier Mendy Sa Thiès numéro 2 ak Xaylo waaw Sa Thiès moo féete suñu càmmoñ moo ngemb lu xonq li waaw takk ñaari vise bi am vise bi Xaylo mooy unique bi rouge unique Xaylo mooy rouge bi raxul dara ak Sa Thiès attention Xaylo dem na Sa Thiès tëru ko daw nañu dëbbante sol ñoom ñaar ma koy biij bañ na seen directeur Idi Thiam non Cheikh Seck non munoo daanu daaneel Xaylo moo daan ñoom ñaar ba léegi laa gis saala ñi ngi lewtoo ñoom ñaar léeg-léeg ñu weccante daw nañ daje ñoom ñaar Bour si Boy Sine bu sik daw na jël ko ca kaw Boy Sine tëru na ko kuy téye na loxoom ci ngemb ëñ na ko Boy Sine ma koy dëbb waaye mu sik bañ na ñu ngi xeex ñoom ñaar xeex kaw moon na am jël na ku waaye daw na bëre jël na ku daan na waaw da ko nax da ko nax dama jël ku est-ce que du nax stratégie piège la da ko piège mu daanu ci piège la mooy loolu la piège moo nekk saay la piège la waaye piège la da ko piège gis nga da ko wan dama jël ku gis nga piège la mais nag jël na ku aussi jël na Tafa waa àdduna maa ngi nuyu ñëpp di bëggee ñëpp di sant ñëpp waa Dagana waa Waalo grand Cheikh Cissé sama tonton maa ngi nuyu borom EDM maa ngi nuyu di nga sant bu baax waaw jàpp na si combat bi moo jënd billet yëpp sant di nga gërëm jëlal ma ay kaar ni ma demal nga bëre daan way te xamoon naa ni tey lii laa la mën a indil grand maa lay sant di la remercier bu baax di la wax man nag yaakaaru waa laa yaakaaru Dagan laa am naa samay rakk yi samay ginnaaw ñun ñëpp duñu war a ñëw bëri fii laa bëgg am nañ si place maa ngi lay santaat bu baax a baax ndax keroog bi mu la gisee bi mu ñëwee dama la woon billet nga jël xaalis bu bari jox ma maa ngi lay nuyu aw ma sa fay di nuyu famille Fallène yëpp waa Dagana bàyyiwuma kenn grand yëpp daal képp ki nga xamante ni maa ngi nuyu ñëpp di bëggee ñëpp di nuyu waa diaspora ñoom xaasun gars yi ñëpp bàyyi ma leen waa Thiempeng waa Fouta waa Matam bàyyi ma kenn maa ngi nuyu ñëpp vraiment grand Cheikh Cissé kontaan naa si yow ndax tey ndam li yow laa ko tuddee yàlla waa naa Cissé ngaari ñar man maa ñëw keroog bureau mu ne ma mbër daanal jeex na tàkk fay nga ko sa bor nag fay nga ko bor lii rek laa la mën a doon jeex na tàkk kontaan naa jërëjëf borom ETM mi ngi noonu
waaw loolu moo amoon arène nationale xale boobu mu cee wax mooy gaynde waalo moo daan jël bu rëy moom tamit foofu ci arène bi yaakaar naa ne jëllam boobu sax jar na ñu def ko jël bi beneen yoon dinañ ko jël jël boobu soxla nañ ko jël bu am solo loolu ngeen gis suñu ginnaaw nag mooy diggante Lirou Diane ak Wouly li mooy làmbi Gàmbi ñuy nuyu waa Gàmbi yépp si lii moo amoon Gàmbi démb mu ne wala keroog ci dimanche bi mu nekkoon làmb boo xam làmb bu rëy la ñu ci félicité Lamine Samba mi nga xam ne moo fa demoon def fa reportage et puis jàpp ci làmb ji ba làmb ji mel ni mu mel Lirou Diane ngi noonu ak ki nga xamante ne ni moom moo di Wouly mais li ma jaaxal laxat seetaan nga làmb ji Lirou Diane moo gañe waaw félicitation Lirou Diane di encouragé Wouly c'est-à-dire que ñaar ñooñu seen bëre âge leen rek moo ci nekk non seulement bala ñu bëre nit ñi dañuy xàqataay ba sonn ree ba tas donc nag kenn ku ne ak li la yàlla cëralee fexe nañu ba wax dëgg yàlla bokk nañ ci làmb ji Lirou yàgg na ci bàkko mu neex fecce mu neex aussi gis nga Wouly vraiment muy làmb joo xam ne laat xam nga lu ma lay Lirou dóor na ba daanu kii dafa topp mbër bi di ko dóor ba ca biti muy Wouly loolu ci ban règlement la am waaw mais Bécaye nekkuñu Sénégal Gambie lañ ne non Gambie bëgg am règlement boobu amul Gambie de xaaral c'est-à-dire que bu doon Sénégal la ñu nekk bu ñu dawee yéeg saak yi arbitre day daw def leen loxo dox seen diggante mais fii boo xoolee arbitre bi dafay bàyyi ba ñu yéeg saako mu den dox bañ àgg ci kam mënoon nañu gaañ caméraman bi waaw c'est-à-dire que bu doon fii nag arbitre day daw daal di siffler boo yéegee benn saako bi rek day daal di siffler pour teg leen loxo non mais fii sax boo génnee sa adversaire da lay bàyyi dootu la topp parce que Wouly lii mu bëree Gambie bu doon Dakar du ko fi bëre Burkhane tey waaw il faut xam nga gis nga ku gis nen ni nena ngi Wouly a été indiscipliné parce que règlement bi fii waaw boo ko tàmmee yàgg na fi bëre yaa ngi dégg xam na ne soo génnee bëre bi jeex na mais di topp nit mu daw ba génn saaku yi ba dem ca làng ga ngay xeex ak moom indiscipline caractérisé la lu ko daane loolu bokk dama wax ni man arbitrage boobu dama ci kontaan ci Gambien yi li ñu def Tafa Gueye Baye Mandione ak xoyantaan am mujjul am ndax dañ ni ndax Baye Mandione dagg ay weem dagg waay ay normalement wee kenn du ko bëree c'est vraiment dommage ce qui s'est passé parce que vraiment lu àddina doon seetaan la mu nekk une première aussi pour la République Gambie ñu jël Sénégal déménager ko en Gambie même bu dee te ne xoyantaan dafa représenté Gambie Baye Mandione représenté Sénégal tamit sport la rek boo xamante ne règlement wu Sénégal bu ñu fàtte ne règlement bi am CNG moo am fait parce que suñu administratif bi nekk fii dañuy dem Gambie dafa joxe ay stage yàggul bu ñu fa jógee ay stage d'arbitrage ndaka la ñuy defaree CNG ça fait 3 ans ou 4 ans waa Gambie ngi ñëw fii di yóbbu ay Sénégalais di ñëw fii def si stage dem foofu pour implanter fa lamb yàlla dogal mu am tey xëy on doit dire ñun ñëpp képp kuy Sénégalais Baye Mandione nga bëggoon mu gagné combat bi képp kuy Gambien xoyantaan bi mu Sénégal yëpp ñoo faral Baye Mandione d'accord oui je suis d'accord am na Sénégalais yoo xam ne xoyantaan dañu faral parce que man affaire bi tout ban gisuma ci Sénégal d'accord naa ba tey ban Gambie ak Sénégal bu la neexee nangu naa mais li logique rek mu ngi mel ni Sénégal di football Guinée Bissau mbaa kenn ku mun doon te li gars yi gënul comprendre sax mooy xoyantaan boobu nekk Gambie mais c'est un Sénégalais Saloum gi la dëkk waaw xoyantaan bi nekkoon na équipe di Fass xoyantaan oui tu vois moo ñoom Lac Rose ñoo bokk génération d'accord ci la jógee dellu Saloum ku fa bëri rek xoyantaan nga bëril fu xoyantaan bëriwul du neex mais bu ñëwee ci règlement quand même Baye Mandione devait obéir à l'arbitre dafa war a dagg wee dafa war a nangu même bu ko daggul dafa war a dem accepter arbitre bi bu nangul accepter arbitre bi pour des problèmes mystiques mu am intelligence su dem ci cumukaayam dagg ay weer bi ñëwaat na arbitre bi mi ngi nii dagg naa dem bëri ji mais refus bi mu def attention refus bi Baye Mandione def bu doon fii di ko def dañoo xamante li am rek fii gis ngeen ba tàyyi nit taxaw arbitre xool wey dem yóbbu ko chez le médecin ñu dagg ko ñu dagg wey su buggul médecin bi dagg ko am na droit moom mbër bi dem ci cumukaayam dagal ko wey mu ñëw présenté ko mais refus d'obtempération boobu nangu boobu ñàkk nangu boobu bokkul ci discipline sportive wu li CNG bi dogal fii ci Sénégal ak Gambie loolu dëgg la naam nag ngay bëri mbër moo xamante ne mooy roi des arènes Gambie psychologiquement Baye Mandione dina ne non ñëpp dañoo bëgg mu daanu bëgguñu mu yóbbu titre bi bien sûr ba tax du nangoo joxe ay baaraamam ñuy dagg ay woyam mu yaakaar ne ko ceex xoog yooyu mais le règlement dit kat quand même que ne da nga war a obéir arbitre bi soo ko obéir lu la ci fekk yaa ko teg sa bopp Burkhane une minute rek waaw d'accord xam nga man dama ne su fekkoon ni
gis naa ci loxo Baye Mandione We. ay we waaw foofu man damay wax ni Baye Mandione li mu def tegu ko ci yoon mais Baye Mandione dañoo photo ay weyam ñëpp di ko gis ça c'est vrai amul ay wey yoo amul xam benn ne wey, doo wax ko dëgg tere yàlla. compétir mais dama bëgg rek fàttali Gambien yi Boy Balla dafa ñëw fii Dakar waaw bëri si fi waaw ñu recevoir ko mu bëree daan ah ñu faral ko kon Baye Mandione décision bi mu jëloon animation bu wóor la yóbbu woon Gambie entraînement bu wóor la yóbbu woon Gambie état physique bu wóor état physique bu Baye wóor Mandione gëj na mel nii dafa animation yaa ngi dégg ñu pénaliser ko ci ay wey yoo xam ne bu ñu gisoon ay we sax ñu mën a wax mais kenn gisul ay wey yu loolu d'accord ana wey yi li may wax rek ana wey yi li may wax il faut ñu xam Baye ne ñaari Fall nation won ñu yi wey yi damay wax ni Barxaan heure bi dab na maa tuuti rek waaw. damay wax ni occasion bi ñu amoon waaw. ci lii nga xam ne moom la Jamaïcain def waaw ko organiser combat boo xam ne ñaari nation la loolu waroon nañ ko rafetal ba nga xam ni combat ba day yegg kuy daan ku daanu jërëjëf yaakaar naa ne ñuy encouragé et puis waa Gambie di leen xamal ni làmb ji war na mën a gën a développer foofu ci Gambie ñun bu ñu gisee stade bi ni mu mel quand même mais dem naa Tyson Mor Fadam làmb bii moo ko gën a fees bien sûr foofu et puis dem naa fa ay làmb mais làmb bi moo ko gën a fees mais yaakaar naa ne beneen yoon erreur yooyu nañ koy éviter arbitre bi tamit nay éviter erreur yu mel noonu parce que mbooloo mu dajaloo ay réew di ko seetaan mais suupalan xoolal nooy def ba négocier ba combat bi ñu mun koo taxawal beneen combat bi Lirou Diane ak kii na ñooñu moom ay comédie la ñu joué loolu ñu def foofu ñemewuñ koo def fii bu ñu ko fi defee ñu suspendre te it mbër yi lu ngeen nanguwul def fii ñemewu leen ko def fii logiquement bu leen dem feneen di ko fa def loolu tamit du yoon ñuy ndokkale waa Gambie yépp di leen nuyu di féliciter le ministre affaires étrangères bu Gambie ndaxte fan yee mi ngi woon ci wàllu droit de l'homme yi am na ba les Rohingyas xaw ma nun tugg ban dëkk la ñu ne ñu ngi leen doon di jàpp di rey Rohingya ñu ngi leen di jàpp di rey di def lu ne ca Birmanie seen ministre affaires étrangères ba léegi nii moo mujj dem ci droit de l'homme pour défendre leen pour àdduna bi yëpp jóg ñu xeexal leen loolu mooy woon réew du tuuti nit ñaay tuuti Gambie li muy tuuti ay borom xam-xam fa nekk ay nit ñu baax contre le ministre affaires étrangères di Batambedu ñu ngi lay féliciter di féliciter képp koo xam ne doomu Gambie nga Gambie mooy Sénégal mooy Gambie mbokk yi dañuy ñëw ci sunu yoon nekku ci Mao sunu yoon nekku ci ñi ngi waaj a tànn ballon d'or Afrique ñu bëri tudd nañ ci ñu ne am na fuite ñu ne Sadio Mané la bi yoon ba naxaate du ci am mun na nekk ndax boo xoolee saison bi mu def ak tamit rang bi mu am ci ballon européen bi. quatrième. Salah jël 5e kooku. premier africain la de. waaw premier africain. waaw bon après George Weah. ñu ko gagné en 95. non ma ne ci sélection 4e bi mu jël. moom mooy premier africain yaakaar naa ci podium bi. benn africain taxawu fa de wala. 3 yi non africain bokk ci moom. donc premier africain bi sësu ci podium bi. ci podium bi voilà. te xalaatoon nañu sax mën a nekk 3e. ndax saison bu mag la def dugal ay buts nekk parmi les meilleurs attaquants de la première ligue. ba pare encore jouer finale Coupe d'Afrique. donc loolu tamit am na solo. mu élément bu am importance. ci équipe am na ay avantages. puisque tamit Salah gagné na ko 2 fois te conditions yi mu ko gagné amoon na ay problèmes sax mais comme que Salah moo ko pon ay buts mais daaw ci championnat bi moo ëpp Salah but. donc je crois que loolu tamit dina peser. non ñoo ex aequo woon ñoom ñaar wala moo ëppale. non moom bokku ci woon. ñoo ex aequo daaw 22. waaw yaakaar naa laat yow li ci sa xalaat. non suma xalaat kay mooy li waa ji naan leer na rek kooku amatul luñ ci conteste c'est actuellement même Liverpool match yëpp Sadio moo koy gagné. même bu Salah dugalee moom la. loolu Salah passe yu rafet la koy jox. waaw et puis loolu ñun lu ñu mën rek mooy moom mi ngi ñuy siggil du ñu mën lu dul ñaanal ko ci kattan yàlla sunu borom mu gën a kawe foofu parce que boo nekkee premier africain kooku sag la ci réew mi. sag la Bourkhane ndax di ngay suivre yooyu. man dinaa ko suivre sax mais man fans la. man dama bëgg Sadio ndax ay réalisations yi mu def dans le Sénégal. et puis yooyu tax na ma koy ñaanal pour mu nekk le meilleur. waxuma sax Afrique rek mais monde bi yëpp. mais yaa ngi xaar Balla Gaye. ah yaa ngi xaar Balla Gaye baax
waaw kooku dama koy daan jël bu gaaw fii laa ko waxee ci télé bi. jël bu gaaw baax Moustapha Sadio. Sadio Mané est-ce que war na jël ballon d'or bi. bu fekkente ne nag critères yi ngi fale ballon d'or niveau africain la. waaw kon du jël ballon d'or de. ah bon. bu fekkente ne dem na final niveau mondial yëpp la. mais dem na final dem na final mais le championnat qu'il a fait il y avait d'autres est-ce que Algérie am na kun ko war a mën a tëkkale. même Algérie am na keneen. niveau bu dee niveau championnat d'Afrique la. le capitaine. ça va être très compliqué. bu fekkente ne niveau mondial la nag actuellement nii ku nekk quatrième nag ci ballon d'or européen. di nga def mais nag fekkee niveau Afrique la ñuy xool championnat d'Afrique éliminatoire xool yooyu attention ça sera très compliqué pour lui. Abdoulaye kon ñu joxante rendez-vous dimanche. waaw d'abord dañuy wax rek. non vite fait rek. jàpp waaw vite fait Khadim Samb. waaw Khadim. dafa def lu ne ci Sénégal. di ñëw le 9 di fêter retraite am. war a andi événement bu mag. war a def trophée président de la République muy Eumeu Sène junior ak Bour Sine. def trophée grande dame diggante Aline Seye 2 ak ñàkk jariñu ak xale yam ca teg ku mel ni Khadim Samb nag taxaw ne ne képp kuy mbër kuy ancienne gloire ak ku mu mën a doon ci bis boobu amul kenn koo xam ni bëgg na nga ñëw ca bis ba te ngay mbër en activité ak ku mu mën a doon nga ciy dagg benn billet nee daal fête la koy def bëggul ancienne gloire bu ñëw ci buntu làmb taxaw bëggul waykat bëggul kenn kon donc kooku itam dinañ ko jàllale waaye di gërëm li fi nekk lépp waaye di la wax rendez-vous bi dimanche la diggante Serigne Ndiaye 2 ak Libidor ci stadium Iba Mar Diop waaye di gërëm waa Sénégal di sant ñëpp. jërëjëf waaye Bekay. mon ami et frère Dieye. kenn du ko fàtte jërëjëf. Moustapha balaa ñoo dem yaa ngi yor sa meew loo ci ba. waaw dama doon donner un conseil rek. waaw pour les sportifs pour les sportifs yi. parce que nit ki bu fekkee da nga dund dara ci àddina dafay baax nga def la transmission man de ci Sénégal xaw ma woon meew njariñam. bien vrai que nag képp ko juddu ci àddina mais mooy juddu sa gémmiñ ba am lu mu la jariñ ba nga dundee ko ba mu la faw mais man stage bi mu sa def yëpp ànd ak équipe nationale musuma ndékki joxuñ ñu meew musuñu añ joxuñ ñu meew musuñu daan aussi joxuñ ñu meew donc meew bi ñu expliqué calcium yi ki ne ci biir yi mën a jëriñ doomu aadama amul benn mbër bu war a toog journée bu mu naanul meew. je parle aux lutteurs. rawatina l'écran. et puis l'écran encore dafa nekk 100% meew nag ba am na mboq am na plein de choses yu ñu defaree meew mais bii 100% léppam meew la. jërëjëf Moustapha Alaaji Papa Dieng jërëjëf Bourkhane maa ngi lay gërëm bu baax bàyyi noonu rek li yëpp xajul ci cin li dinañ ci dellu si waat lenn la loo xam ne appel la rek nga baal ma rek parce que làmb dafa am problème ban problème bi mu am waaw mooy amuñu site yu ñuy bëree site yi du jeex du xaaj non xaaral rek moox la te loolu boo ko waaw Bourkhane xaaral rek moox la rek non du ma ko mën du ma ko mën ñaar lii lañ war a sauvegarder fexe ba promoteurs yi gën a bari mais fexe aussi site yi ñuy bëree bari mbaaw dañ ñu ko war a jox dañ ñu war a jox Tëngéej jox ñu yeneen date parce que arène nationale rek nekk mbokk Bourkhane jërëjëf loolu dinañ ci ñëwaat Bourkhane bàyyi noonu dinañ ci ñëwaat bu soobee yàlla yow suma xarit nga li ngay wax dëgg na fii la nekkoon di kaas arène nationale président de la République tabaxal nu arène nationale ñu ne ko fa ñu ko dem Iba Mar Diop mbokk yi loolu dinañ ci dellu si waat ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di am mbégte ci jàkkaarloo bi nu jàkkaarloo ak yéen et li moo nekkoon l'œil du tigre ñuy gërëm suñu sponsor yi Alaaji Papa Dieng jërëjëf Bourkhane jërëjëf Abdoulahad jërëjëf Mbaye Fall producteur exécutif jërëjëf ci liggéey bi Pape Moudou le monteur jërëjëf Mao ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp mbokk yi di leen jox rendez-vous mardi incha allah ci l'œil du tigre ci TFM On a left foot again, the uppercut there, and Kane smells blood. He's got Bukishu now. He's going for the strikes. Big flaying shots by Rugrug. Bukishu once again flying in with the fist. This is absolutely crazy. It's Rugrug going for him. Bukishu shaking absolutely, ladies and gentlemen. This fight is going into crowd. The crowd is getting behind it. Take a listen. He's done. Sofiane Bukishu. The fight is over. Rugrug takes it. The Senegalese, Lut Senegalese star has floored Sofiane Bukishu, who is just recovering. Take a listen to the crowd. This is absolutely incredible. They go mental. That is Rugrug wild. On the Ares Arena, we have just seen
one of the greatest MMA debuts, I think, ever. Nous vous souhaitons une bonne année. BICIC, Banque Sahelo-Saharienne pour l'industrie et le commerce, Blackpo, boisson énergétique, EMA, école des métiers de l'automobile, l'écran, mais bi xew ci jamono ñoo leen di may seen émission L'œil du tigre. Première émission de lutte sénégalaise.